Salwa TV télévision bi leen di jàngal te di leen bëggal. Salwa TV télévision bi leen di jàngal te di leen bëggal. jàngatu xibaar di jotaay bu leen di jàngatal lépp lu gën a fës ci xibaaru biti réew yi ci ayu bés yi. jàngatu xibaar ngeen ci ànd ak oustaz Abdou Khadre Fall ci Salwa TV. seen centre Darou Salam di yëngatu ci médecine islamique traditionnelle moo leen doon may. jàngatu xibaar. bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi ànd ak seen télévision Salwa TV ñooy am mbégte di ànd ak yéen ci seen jotaay bu bees bu ñuy woowee jàngat xibaar. jàngatu xibaar bi xam ngeen ne laata ñu koy def dañoo bëgg a wax lan moo waral ñu andi ko ci jamono bii ñu toll ci waxtu yi. ëmpalewu leen ne ci suñu réew li média yi di bëri wàllum actualité internationale dafa nekk loo xam ne xaw nañ ko desal ginnaaw tuuti. benn li ko waral mooy seen agenda moo chargé wala dañu gis ne nit ñi joxuñu ko boobu yitte wala élite intellectuelle bi nga xam ne ñoo war a taxaw wàllu googu itam gàttal ñu leen en tout cas média yi am nañ ci part de responsabilité bu mag parce que mission journaliste mooy jàllale xibaar mais du topp li nga xam ne moom moo di nature doomu aadama yi parce que nit ñi am na ñu nga xam ne dañoo matul il faut ñu di leen mottali te loolu bokk na ci rôle journaliste muy mottali ñi nga xam ne ay auditeurs am lañ wala ay téléspectateurs am lañ di leen jox ay information yoo xam ne dina tax seen conscience dëgër loolu benn la. ñaareel bi pour xam dëggantaan sax tolluwaayu ñàkk a jox itte li nga xam ne moom moo di actualité internationale parce que su may wax xibaar yi bitim réew li ma ci jublu du ay xibaar yi ñuy joxe kese ndax mën nga gis benn sénégalais boo xam ne waxtu wu nekk day gis ay guerre yu am rek guerre bi am Syrie guerre bi am Yaman Irak nga xam ne li muy def rek mooy réew yi lu tax ñuy guerre loolu moom mooy question danaan naar yi ñoom dañuy guerre rek fekk boo demoon ci réew yu naar yooyu guerre tey boo leen laajee ñiy guerre ñoom xamuñu fu ñu jógee pour wax la ni léeg-léeg nga gis ay problème yu nga xam ne léeg-léeg nga gis réew moo xam ne réew mi ko yor ak di ko manipuler seen distance toll na ne 2000 kilomètres wala mu ëpp ko maanaam mën nga gis réew gis ay constitution gis ay association yu nga xam ne moo composé réew mi mais lay doxal réew ma ak la koy manipuler dëggantaan nekkul ci biir réew mi benn waajixa rek nii la booy gis mu mel ni gouvernement am ay ministre am ay bopp yi dox mais boo jeexee ba ci biir di nga xam ne la ñuy tuddee dawla muy état nekku fa yooyu yëpp nag lu tax nit ki di ko xam pour mën a cumuler les informations mën cee génnee lu wér lu mën a demaale loolu topp information yi nga xam ne moom mooy yu bitim réew muy xibaar yu bitim réew yi ak xew-xew yi moo la koy mën a dimbali. ci kayfiya bi ni nga koy defee mooy xibaar bu nekk boo ko séenee xëyul xëy sotti waxtu yi ñu àdd ñuy teewlu par exemple bu ne corona xew na ci réew bu ñuy wax réewu Chine nga xam ne ay centaine de personnes génn nañ ci àdduna ay ñu bëree bëri am ci ay gaañu wala bokk ñi ngi doon ay malades yu tëdd ci hôpitaux yi mën ngaa foog ne pour la première fois lu mel noonu am fekk amoon na ay 2002 jàpp 2003 benn virus bi ñuy wax SARS nga xam ne ñoom ñaar nuroo nañ pour gën a xóot ci information bi boo delloo ci histoire wu virus boobu nga xamante ne moom moo daloon les chinois nga xam ne li leen koy faral di jox moom mooy xasaaul xafaafish ci olof moom mooy comme xaw ma ñeexu njugub la maanaam njugub xam nga fii Sénégal boo fi tuddee sax lekku njugub nit ñi dafay attirer seen attention duñ xam lan la te pourtant am na ñu nga xamante ne waxtu wu nekk ñoom ñoo koy def donc impression boobu nit ki di am ak di wax the first impression première impression boobu ngay am ci boo déggee yenn xibaar yi loolu rek war na la guider ba nga laaj cosaanu xibaar bi fan la jóge ndax sa serveur bi mën a tranquille bu ko defee nga xam ne responsabilité bi du ñooñu mais responsabilité bi feneen la te itam loolu yi nim def ba dal réew moomu yow mën na laa dal ñaareel bi mooy ñàkk a faale ay actualité maanaam ñàkk a faale ay xew-xew da ngay gis koo xam ne daan ñun de suñ réew jàmm ngi fi loolu moom mooy indifférence mooy nit koo xam ne faalewul dara c'est-à-dire jafe-jafe yi am ci Palestine problème yi waa Palestine di am ñuy rey seeni doom da ngay gis xale bu génn di jàngi am 16 ans yaayam du ko wóor ne ba xam bu demee dina ñëw ndax dëkk ba ni mu baree ay tooñkat te ci dëkk ba la dëkk fa la cosaanoo fa la ay maamam cosaanoo xale bi day dem retourner naqaral bi ñu koy naqaral ci yoon bi jàpp ko mu riposte ñu rey ko benn yoon te loolu presque boo dee xool chaque
jour mu am Palestine ak dëkk ba maanaam xeeti métit yi leen di teg te xeeti métit yooyu teguñu ko fenn buñ la ko doon wan chaque jour nga di ko gis su boobaa ngay xam ne àdduna bi am na ay tooñkat mais ki nga xam ne dafa nekk ci réewam te jeexitalu géographie jàpp ko dafa am ñoo xam ne seeni serveur dafay agir comme maanaam géographiquement maanaam réew man sama réew daal lu génnul sama réew daal lu ma fi dal rek daanaka awma ci soxla luy dal Mali sama yoon nekku ci luy dal Algérie sama yoon du ci nekk luy dal Turquie sama yoon nekku ci luy dal Afghanistan sama yoon nekku ci lu dal États-Unis sama yoon nekku ci mais boo xoolee la dal réew mooma dina répercuté wu ci moom mais li tax moom du ko mën a xam parce que amul benn aaliya bu nekk ci moom maanaam amul benn expérience wala culture buy tax mu mën a yëg loolu. comme par exemple baril pétrole yi nga xam ne ñun su yéegee suñ lépp yéeg bu wàccee suñ lépp wàcc mu nekk benn société bu nekk Arabie Saoudite tudd Aramco bi ñu ci dóoree ay bomb temps yi lay passé bari bi dafa yéeg su yéegee njëg yi fi yëpp day yokk donc boo bëggee ne ñooñu la leen di dal sama yoon nekku ci donc loolu moom mooy indifférence moom mooy ignorance sax foofu mooy koo xam ne dafa réer kon nit ku nekk war ngay def maximum possible di xam li nga xamante ne moom moo xew ci yeneen réew yi ngir nga mën a xam ban décision nga ciy jël rawatina sax nag léeg-léeg suñu mbokk intellectuel yi nga xam ne des fois dañuy def ay analyse ci yenn réew di fa joxe ay analyse yu nga xamante ne politiquement moo tax ñuy wax loolu mais bu desul lu dul nazaha maanaam am honnêteté intellectuelle loolu nekkul ci ñoom bu ma joxaatee beneen misaal ci wàllu léeg-léeg lu nuroo contradictoire ci diggante ñaari réew yu mel ne damay jël ñaari réew yu mel ne Arabie Saoudite al mamlaka al arabia saoudia ak Turquie Arabie Saoudite ak Turquie des fois dañuy am ay tension te pourtant ñaari réew yëpp ñaari jullit lañ bu ñu demee ba nga xamante ne par exemple Turquie mi ngi xeex biir Syrie pour mën a assurer sécurité nationale al amn al qawmi Arabie Saoudite di jouer ci biir Syrie contre li Turquie di def kii taxaw di laaj danaan waa xanaa ñaari réew yooyu duñu ay ñaari jullit fekk ñoom ñaar dañoo amoon ay conflit ay problèmes yu nga xamante ne jiitu na ñaari téeméeri at maanaam jiitu na ñaari siècle te loolu pour nga mën koy comprendre il faut nga dem ci maawara alxabar maanaam il faut nga dem ci nga approfondir sa jàngat ci li nga xamante ne moom moo di xibaar bi Al Saoud muy waa Al Saoud ak ad dawlatul osmani muy état osmanique ñoom ñaar dañoo am histoire noonoo bu yàgg boo xamante ne ay 1744 bi nga xamante ne état wu ad dawlatu as saoudiya muy état Arabie Saoudite bu njëkk ba xam nga fi ñu toll nii ñu ngi ci 3e état wu Arabie Saoudite Al Saoud bi ñu ànd ak ñoom def seen coalition moom ak Mohammed ibn Abdul Wahab booba Arabie Saoudite dafa nekk ay pàcc yu bari am na mantiqatu nizam ci digg bi foo xamante ne maanaam dañ koy xëccoo ak ci beneen côté bi nga xam ne côté Kaaba gi nga xam ne dafa nekkoon rek loo xamante ne xilaafa gi moom moo ko jiite woon ismiyan nga xam ne dañ ko joxoon tur rek di ci fal nit ak ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy Al Rashid bi nga xamante ne dañoo coalisé woon ak dawlatul osmaniya amoon na benn guerre bu nga xamante ne 1811 la woon Mohammed Ali Bacha bi nekkoon Égypte moom moo ñëw song dal ci première ñi nga xamante ne ñoom ñoo di premier état bu Al Saoud éliminé leen état boobu jeex ci gàttal ñu jógaat ñëwaat ak seen état 1843 ñu jógaat bi ñu jógaatee état osmani songal leen guerre coalisé ak ñi nga xam ne ñooy Al Rashid 1871 dalaat ci seen kaw éliminé leen 1891 kon bi nga xamante ne deuxième état wu Al Saoud ñëwaat na 1843 ñu nekkaat ci noonu ba 1871 état osmanique dalaat ci seen kaw songu leen coalisé ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Al Rashid ba état boobu demee nga xamante ne moom mooy deuxième état bi troisième état Al Saoud ginnaaw bi nga xamante ne éliminé nañ leen 1891 1932 après première guerre mondiale bi nga xamante ne éliminé na leen après première guerre mondiale bi ñu daal di tegaat li nga xamante ne mooy seen beneen état muy état Arabie Saoudite bi nga xam ne moom mooy dawlatu as-Saoudiya Thalitha muy troisième état Arabie Saoudite bi nga xam ne moom mooy continuer ba léegi nii nga xam ne léeg-léeg ñu am ay problème donc yooyu problème des fois dafay feeñ ci relation diplomatique bi daf ciy feeñ ba nga xamante ne kii seetaan mën naa bañ a comprendre pourquoi ñii di am yenn fayu yi comme par exemple problème mu Jamal Khashoggi journaliste bu siiw boobu nga xamante ne Arabie Saoudite la dëkk ñu rayoon ko rey bu ñaaw ci biir consulat wu Arabie Saoudite bi nekk Ankara ay Istanbul ñu rey ko rey bu ñaaw ci biir consulat wu Arabie Saoudite bi nekkoon Istanbul ki nga xamante ne moom moo di état wu Turquie daal di saisir action boobu teg pression li nga xam ne moom mooy état Arabie Saoudite xoj ko ba nga xamante ne ci monde bi yëpp daanaka jaratu fi dara bin paree ci dossier boobu xaw a mel ne lu xaw a wàññeeku tuuti Turquie bi mu commencé def zone sécuritaire biir Syrie pour mën a assurer sécurité am ci biir Syrie bëgg a dugg ci zone boobu nga xam ne zone sécuritaire la woon nga xamante ne daf ko bëggoon a def uniquement pour sécuriser frontière am ci ay PKK ak UPK ñu nga xamante ne ay
ay terroristes lañu. Arabie Saoudite dem financé ci côté boobu mel na kuy jàppale ñi nga xam ne ñooñu la ñoom ak américains yi pour wan la xeex yooyu nga xamante ne dafa nekk xarbul wakkaala wala xarb ghayr mubashira muy guerre yu nga xam ne yu indirect la contre les états entre les états. loolu nekk na loo xamante ne ki koy gis mën naa bañ a comprendre mais boo xamee li ci ginnaaw donc kumpa gi dina dañ. loolu moo nekk suñu jataay bu njëkk comme muqaddima boo xam ne dañ ko bëggoon a joxe pour expliquer nit ñi que ne Salwa ñëw na pour ànd ak yéen ci jàngat xibaar yi chaque samedi di ngeen am seen jotaay boo xamante ne jotaayu jàngat xibaar lay doon ñu di ci jàngat mboolem information yi di indi tamit aussi ay bayaanaat ak ay xalfiyaat taarixiya maanaam background bu nga xam ne ci histoire lay doon ñu mën leen koo tegal ñu jàngat ko ubbi ko tamit aussi di ci bàyyeeg nit ñi seen xalaat incha allah daañu teg ay jokkookaay yu nga xam ne koo xamante ne waxtaan bi soxal na la di nga ciy jokkoog ñun wax ñu ci sa xalaat ni ki noonu tamit commentaire yi ci fi nga xamante ne moom moo di barab bi ñuy commentaire ci Salwa TV biir YouTube bi loolu tamit aussi ubbil na leen ko Abdou Khadir mi ngi leen di jox rendez-vous ci samedi bi la ñu dëgmal si dinañ dikk ak yéen ci problème boo xamante ne bu am solo la moom moo di les 7 pays africains et arabes riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden mu nekk benn coalition bu nga xamante ne majlisu dawla al mutilla ala al bahr al ahmar wa xaliju Aden mu nekk benn entité bu nga xamante ne buuru Arabie Saoudite Salman moo ko proposé woon bu yàgg mais le 6 janvier 2020 la ñu commencé di def li nga xamante ne moom moo di jataay boobu ñu woowoon ci nag ay ministres yu bari muy ministre des affaires étrangères yi nga xamante ne mu ñoo séq mer Rouge les 7 pays ou bien les 8 pays parce que dañu am na réew bu nga xam ne jàpp na ne xëy na du bokk ñu defoon ko benn titre bu nga xamante ne ñoo ngi ko tuddee meeting of the French of Ministers of the Arab and African countries of the Red Sea and the Gulf of Aden loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wax sànq les ministres des affaires étrangères yi nga xamante ne seeni réew ñoom ñoo tiim mer Rouge bi léegi l'importance de la mer Rouge ak itam pourquoi waxtu wi lu tax Al Malik Salman yëg ne war naa mën a convoquer benn ndaje bu ni mel ngir waxtaan ak ñi nga xam ne mooy les ministres des affaires étrangères yi nga xam ne ñoom ñoo tiim la mer Rouge bokk na ci Égypte ak donte Arabie Saoudite tamit aussi présence am boo dee xool mun ngaa wax ne presque à 60% ci mer Rouge kenn ëppale wu ko ci parce que frontière am yaatu na ba pare présence am bëri na doole ci mer Rouge bi lan mooy importance su mer Rouge ban place comme stratégie militaire économie la taxawaayu ci monde bi lu tax li nga xam ne moom mooy puissance mondiale yëpp dem placé wu mer Rouge ndax dafa nekk loo xamante ne économie kese la ba ñu gis ay camps militaires yu nga xamante ne sax dañ ko fay ubbi mu jege ndax loolu mën na yëkkati tension bi à l'avenir ak yan intérêt moom moo fa nekk comme ci wàllu production ak yeneen ak yeneen Abdou Khadir dina ci ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan yooyu samedi bu jot ci seen télévision bu Salwa TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. seen centre Darou Salam di yëngatu ci médecine islamique traditionnelle moo leen doon may jàngatu xibaar